ñoom ñoo war a wax yéen opposition bu Sénégal dafa mel ni ngeen jël xeex mbas mi bàyyi ko état bu Sénégal ba noppi taxaw fële di ko ŋàññi de gauche à droite leen lan ngeen ci def président Abdoul Mbaye non loolu amul am na ñoo xam ne teel nañu jóg bi leen Macky Sall oowe ñu dem ci moom c'était mars 2019 2020 pardon safurla ñu dem ci moom am lu ñu wax ak ñoom ak moom jëmale ko ci ñu ne nii nañu gisee mbir mi kon loolu am na man nangu ma dem waaye teewul juróomi bataaxal yónni naa ko président de la république d'accord ci bataaxal bu nekk may ci wax sama xalaat alors yow jot nga ñàkku ci mbas mi nga ne ñàkku nga ñàkku naa waaw lu tax waxoo Sénégalais yi ñàkku nga comme ça tamit ñenn ñi nga xam ne si bind nañ ko yow ñu ngi lay topp di la suivre un peu ak ñëpp wax nañ ko publier nañ ko donde ci suñu biir parti am na ñoo xam ne gëmuñu woon ne ñi ñàkk bi moo mën a faj mbir mi waaye ñun dañu teel a jël position officielle dugal ko ci communiqué dugal ko ci ay tweet ci ay post ne dañu ñàkku ji d'accord loolu moom alors lu la nga jàpp ni tey mbas mi nuñ ko waree ci Sénégal waaye gis nga Baba oui boo ootee dañu ñàkku ji te ci dëgg-dëgg ci boobu wàllu moom président de la République def na ko ku mel ni ministre de la justice ñu ngi koy ñaanal wër Maître Malick Sall ak jàmmu yaram mbir mi dal ko mu def communiqué officiel ne man de ñàkku naa waaye mbir mi dal na ma loolu yow en tant que journaliste ndax jàpp nga ne xel la oote ñàkku ñu xam ne ñàkku 100% amul da ngay ñàkku waaye 70% 90% loolu lañ ci wax kon ba tey mën na dal d'accord waaye looy oote ñàkku naa amul njëriñ ndax mbir mi dal na ma gis lu warul kon ñu ma dellu si rek ci li ma doon wax sànq communication bi am na solo te loolu ñàkk nañ ko ci gouvernement bi yaakaar naa d'accord alors sama laaj mooy tey lan moo tax yow président ak nekkoon premier ministre bu Sénégal tey nga jàpp ni mbas mi ni ñu ko waree fii ci Sénégal catastrophe la ci sama xalaat am na loo xam ne mënoon na ñàkk muy mbir mi ni mu gaaw a dellusee troisième vague bi ndax am na ñu jiitu ci troisième vague kon am na solo lépp loo xam ne yaa ngi koy war a doxal nga seet naka la ñuy ñooñu lan la ñu def ba na mucc walla wàññi bu fekkee ne yaa ngi génn deuxième vague nga ne fa tabar fa kàllaa lépp jeex na aywa indi tukki indi mbooloo yow ci sa bopp ngay doon royukaay en tant que chef d'État nga wane yoon wi topp leen ma tournée économique topp leen ma rassemblement politique Sénégal yi gis loolu benn loolu nga jëf bokk na ci li indiwaat mbir mi tey leer foog ñu wax ko ñaareel bi wan nga Sénégal yi loolu yëpp jëm ci communication ne mbir mi jeex na def leen lu leen neex te mbas mi ñaar la bañ ñaar la gën a bañ muy tukki ak mbooloo rassemblement oui justement d'accord kon am na loo xam ne ba noppi nag mu am itam lu ma xaw a jaaxal yow doxal nga première vague am loo ci jàng am loo ci jëfoon ba am lu ñu la ci naw ba di ko wax non on a s'est réjoui de certaines décisions waaw bu mbir mi dikkee mais hôpital de campagne dafa war a gaaw nga taxawalaat ko rapidement ndax dindi woon nga ko waroo toog ba ñu ne oxygène jeex na te mu wër la ne
lii moo mën a faj malade grave nga xam ni ñoo ci gën a sonn ngay wër producteurs yi di déggoog ñoom loolu yëpp maanaam jàngat bi nga xam ne waroon nañu ko jël ci li ñu dund dafa mel ni troisième vague bi mooy suñu première vague mais loolu itam ñu war ko wékk ci xëy na incompétence dina metti waaye compétence insuffisante man daal noonu laa ko gisee. compétence insuffisante alors mais monsieur le Premier ministre dama bëggoon justement ci li nga xamante ne ni wax nga ko sànq muy yorinu mbas mi ne catastrophe la yooyu yëpp daag nañu ci dégg alors bi ñu des mooy tey am na sa nattaango yu nekk ci opposition bi ne dañu fas yéene indi également beneen kii ci kanamu OFNAC wala sax ci yenn kuréel yi juridiction yi ngir pratiquement leeraange am ci yorinu mbas bi ci Sénégal yow yéen présentement waa acte lan ngeen fas yéene def ci li nga xam ne comme jàpp ngeen ne tey yorin bi baaxul lan ngeen ci fas yéene doxalee ak jéego yi ñu ci fas yéene tëral ngir Sénégalais yëpp xam ne kat lii nii du woon fii mais fii mooy yoon bi. ñun ci communication bi la ñuy wax tax yaakaar naa ne. ba tey jii may wax ak yow nit yi xam nañ ne man du ma naxaate Sénégalais yi xam nañ ne du ma naxaate bu ma leen waxee ne mbas mi dafa am dañ ma war a gëm bu ma waxee itam ne lii nga xam ne moo ñu ci mën a génnee dëgg war a jógee ci fagaru ndax fagaru moo gën faju te faju bi dafa jafe ci suñu réew dinañ ma dégg itam loolu la ñu mën ñun communication la ñu mën. communication ngeen ko fas yéene yemale. lu ñu mën mais au-delà de communication mais jàpp ne communication c'est vrai donte mënul ñàkk lu baax la mën ngeen def leneen lu ëpp loolu parce que tu as été premier ministre ci Sénégal quand même. waaw mais premier ministre du Sénégal avec les moyens de l'État moyen état bi ñun li ñu mën mooy communication ak itam conseil au gouvernement loolu lu ñu mën. yaakaar nga ne plainte yi dina aboutir yaakaar nga ne plainte yi dina aboutir. lan ci plainte yi ñu def ku ci mel ni Bougane wala yenn ci parti opposition bi dina aboutir aujourd'hui ba dëgg bi leer ci kanam Sénégal yëpp surtout par rapport ak lu jëm ci CTE yi ak liñ ci wax ak. marché li am solo ci fii ñu toll. oui bu fekkee ne jiital nga war a xeex mbas mi nañu waxtaan ak sénégalais yi ñu jëf loo xam ne. dina wàññi mbas bi ñu jëf loo xam ne dina leen aar ñoom aar seeni waa kër aar seeni dëkkandoo aar ñi nga xam ne ñoom la ñuy bokkal transport en commun loolu moo fi sës bés dina ñëw nag reddition de compte dina fi xaj waaye xaw ma ndax mën nga gëm tey ne OFNAC mën na génnee rapport ba am lu ci génn ndax rapport bu ñu génnee mu dem ca foo xam ne fii dañ ko fay bloqué nañu xalaat daal jéem a jëf jéem a wax loo xam ne day wàññi mettitu mbas mi ci askanu Sénégal. loolu daal nga jàpp ne tey loolu daal la mooy priorité bu Sénégal mooy priorité boo jógee nag ne oxygène ñàkk nañ ko ndax ñiy jaay oxygène fayaguñu leen am nañu arriéré ñu bëri ci ñoom. bu boobaa dëgg la yaa ngi critiquer dëgg waaye day indi itam ñoom ñu jóg. d'accord kon nañu fay daal oxygène bi nañu oote nañu dem ziari ji leen ci fi ñu toog ak. mais gouvernement bi annoncé na gratuité oxygène bi loolu moom xanaa lu baax la quand même. loolu lu baax la. loolu lu baax la waaye nag xam nga man itam. effet d'annonce dama koy xaw. mais lu baax la kay nag. non lu baax la mais quand même mais ma mës ko dugg clinique lu baax lu baax xanaa. man de gis naa ay factures clinique musuma ci gis rëdd boo xam ne oxygène la ñu facturer la ko kon oxygène gratuit dans les cliniques da nga war a jëm ci clinique yi itam ne leen kon na ngeen wàññi seen facturation waaye rek yem ci oxygène gratuit dans les cliniques privées. kooku dafa nuroog effet d'annonce. d'accord kon am na solo loolu tam bokk ci conseil yi may joxe bu fekkee ne ñu ngi joxe oxygène bu clinique fayul nañu dem ci clinique yi ne leen saa yu fi sénégalais ñëwee
ba étranger boo xam ne bii fii la dëkk. oui patient de façon générale. patient ñëwee war a soxla oxygène na ngeen ko wàññi ci facturation globale loolu mooy yoon ndax loolu am na xaw ma ko waaye loolu di conseil. d'accord alors